même chiffre yi moom mooy 290. même anagramme bi moo lay delloowaat ci Muhammad. wallaahi 90. wallaahi. beneen bi. boo jëlee tempé bi Isaa Ruhullah ibnu imaam kulli imaam xarame boo ko calculé. dana def 1358. boo ko mooyee ak 1339. 19 moo fay des 19 moo nekkaat suuf. moo sootu gis nga xale yi de man de boobu gisuma ko woon waaye waxaatal boobu yow jël boobu gisuma ko woon. non dama ne boo jëlee kii boo jëlee kii tempé bi Isaa Ruhullah ibnu imaam kulli imaamul xarame égal 1358. waaw boo si moyen 1339. 19 moo fay des bu delluwaat ci surtout Mariam. gis nga maam ak xelma meeg tàmpe yi. te même nga boo xam ne jëlee wax ne Cambérène di ko 19e arrondissement. nga ne lan Ndakaaru yi waaw. gis nga booy de buñ jógee nag naan kaay ñu waxtaanal ñu ni ñu yeewoo mais dun c'est pour dire que maam mi moo fa nekkoon bu nee naa la buñ la wooyee ëllëg nga ne ma makalukaay yaa ma ko woon maam fa nekkoon peut-être won na la ko ci tàmpe bi mais ni mu la ko wonee daf ko codé yamul foofu won la ne musu fi jóge maam daf fi musul jóge ku ñu ne dem na mën na la jógewuma fi kay mënoon na fee ñëw te yëgu la ko ndax daf la ñëwalul keroog ba muy ñëw Mariama la ñëwaloon wata masala laha pour Mariama kese la woon basharan sariya gis nga maam bi muy dellu siwaat fii nag moom laa la wax ne dun maam faalewu ma taxuma kaa ñëw et il faut nit ñi comprendre loolu moom laa doon wax seen imam bu ñàkk teggin boobu seen naa imam taxuñu ko ñëw mag muy tëddi la mag muy tëddi la on est très petit pour le déranger. mais gis nga Pour le détourner de son itinéraire. mais rax ci dolli sax ni mu ko defee daf ñuy wan ne mag muy tëddi la ñu lay wax léegi tàmpe bi dama naan la loolu seetlu ma ko ci woon waaye ki lay yónnee tàmpe defal la ci 1339 man dun de tout temps pour man c'est une date. Oui, parce que dafay tourner autour en année solaire c'est pas très loin de l'année du pèlerinage di ñu indee cachet mais je vais te dire dun benn bés laa toog sama bureau ba mu yàgg rek ma ne waaw mais yow sama cachet laa yor dóor cachet rek xool cachet bi ne waaw mais man fa cachet bi amul chiffre. Non, un cachet avec un chiffre, ça. Voilà, je me suis dit mais attends, il y a un problème. Et puis attends, peut-être même maintenant créer, maintenant vous cachet vous def date ak yooyu, mais je mettrai le jour, le mois et l'année. Oui, c'est un dateur. C'est un cachet dateur. Voilà, c'est ça. Mais donc ci laa ne mais attends, je suis sûr que maama ngi wax ak ñun te dégguñ ko. Et c'était effectivement ça. Parce que comment est-ce qu'il peut faire Mame Baye Laye man xaw ma fan la jàngee mathématique. Mais vous avez vérifié que 1339 ne correspond pas à 1900. Oui, c'est à cheval, loolu moo ma trompé woon. C'est un leurre. Ah oui. C'est un leurre. C'est un leurre. Parce que gis nga da cachet bi da nga koy renvoyer ci la am rukk xam nga yàlla du waxantuma la mu waat ci lu leer nañ say at li doy waar mooy cachet bi forme yi mu yore parce que cachet bi soo jëlee 1300
yaa ngi may suivre nga yokk ki ci je suis toujours dans le cadre solaire nga yokk ko ci at bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ fële ca penku 609 konteel wax ma ñaata nga trouvé 1909 1909 570 lu mu lay jox yow la naissance de Mohammed 1909 lu mu lay jox yow génn àdduna le décès de Seydina Limamou. Celui qui a visité l'humanité en 570 n'a quitté l'humanité que 1339 ans après, en 1909. xaw ma nag comprendre naa li wax dun dama bëgg mu leer su leer rek ñu bindaat effacé la 300 plus 600. effacé la oui encore que c'est moi qui t'ai mis en erreur 1300 Mohammed 609 lañ ko yónnee yokk ci 609 ça veut dire que jantu diine bi Parce que da ngay def 570 plus 40 ans. oui la oui 509 bu ko laal sax bàyyi ko foofu rek laala bi rek waaw yaa ngi wax plus 40 ans ça va poser problème boobu ça fait exactement ki ñu yónni woon en 609 d'accord na ak yonentam ma nga jeex ca 1909 déggoo li ma la wax est-ce que comprendre nga nous sommes dans l'année solaire La durée de vie du prophète. le soleil de la religion bi ñu yabaloon en 609 ce soleil ne s'est couché qu'en 1909 comprendre loolu li ma la wax waaw loolu boobu la léegi nañ dem ci naissance bi et nañuy cëslaayu toujours alquran comme nee nañ dañuy sos yàlla nee na ma ci alquran makalu yow boo jëlee année lunaire considéré année solaire ak yooyu saa boo defee un siècle yokkal ma ci ñett comprendre nga voilà 100 ans plus. waaw léegi man soo ma nee 13 siècles ñu ne laayee nii dañuy inventé di wax nangam oui d'accord 13 siècles 25 ma ne yàlla nee na ma chaque siècle defal ma ci 3 yokk ci 3 13 siècles ñaata laa ciy yokk 39 joxula 39 très bien donc bu ma ko yóbbu en année lunaire rek je n'ai plus 1300 ans mais j'ai 1339 ans du ma nekk ci cachet bi jëlal boobu 1339 ans c'est-à-dire ce 1300 bii ma la joxoon calculer la moom laa convertir simplement Tout à fait. sur la base des indications du Coran jëlal 570 bi yokkal ko 1339 ci 570 bi 1909 alhamdulillah 1909 cet homme qui est venu au monde en 570 et dont vous avez pensé qu'il avait quitté le monde en 632 était encore là jusqu'en 1909 et la mission de cet homme-là a duré en réalité 1300 ans xaw ma di ngeen comprendre pas et ce n'est pas un chiffre comme ça donné à tout hasard 1300 ans non parce que 1300 ans c'est 13 fois 100 kooku moo nekkoon Makka au bout de 13 ans ma jëlee ko fa xaw ma nag comprendre la mu émigré kooku moo leen jox signe boo leen deful attention ñaata fi bàyyi ma la ren di fële ca Makka ba muy aji 63 63 63 waaw loolu de moo ko rendi commandé 100 waaye ñaata la ñu rendi ci yëpp 100 yaa kay
après ñu wax nag pourquoi mu rendil boppam yële parce que ñu ngi koy wax it te duñ la wax pourquoi mu rendil boppam yële mais faral di wax ne vraiment 100 nga jël sa paaka di rendi ba 63 war ngaa mën a yeggi 37 yi des. dëgg du 100 la fa rendi bi mu ñëwee fii ñaata la rendi 3 du 3 100 boo ko yokkee 3 ñaata lay doon 103 li may faral di wax nag gars yi ji reetaan damaa woo sama doom ne ko Seyda way papa calcule-moi vite ah yow papa tu sais nangam mooy calcule-moi rek calcule vas-y papa il dit 100 chameaux 100 chameaux écris 100 chameaux plus 3 vaches plus 3 vaches égale papa da nga may fonto yow yaa ma gën a xam ça fait combien Seyda égale 103 ma ne ko lan 103 quoi 103 chameaux ma ne ko où sont mes vaches dëgg où sont mes vaches dëgg yàlla ay bëy ki xar nga bëgg leen a boole mu ne ma 103 vaches ma ne ko où sont mes chameaux mu ne papa yow da nga may fonto ma ne ko non Seyda sa papa dafa bëgg nga seetlu dafa am yoo xamante ni bàyyi laay la ko yàlla defal ci alquran moom la ko defal moo tax yàlla di expliquer ci alquran waxul ay chameau waxul ay vache ay corpulents la wax Seyda efface écrit 100 corpulents bind 100 corpulents plus 3 corpulents égale ma ne ma 103 corpulents ma ne ko oui parce qu'on a des corpulents exactement mam bàyyi laay loolu la def 100 corpulents fële des chameaux 3 corpulents fii des vaches ça fait 103 corpulents c'est pas des vaches wal budna ja'alnaha yàlla ne maa jël les corpulents def leen ñi doon sarax xam nga fu mu koy waxee ca aj ga suratu hajj moo tax ma ne maam mag muy umra si la rek boo ko faalee baax na boo ko faalu mu romb la dem yoon xam nga waa naar yi dañ doon wax ne dañ doon ndamu ci liñ dugg l'islam yàlla ne leen kaay leen yéen a war a sant yàlla bi ngeen duggee ci l'islam da ngay gis nit nag di ko jéem a expliquer mu yaakaar ne da nga bëgg mu yow boo ñëwee looy indil Seydina Limam dara nga yaakaar ne dañ la bëgg a capter pour jël si la Seydina Limam ne la boo ma gisee ku ma dàq digle lu baax dàq maa tere lu bon boo newoon ci man ba ma bu ma fi sax ba ñëwal ñu ànd dem ci moom doo ko gis donc 103 yooyu mu rendi lan laa la waxoon du un jeu de 13 lay def et ce jeu de 13 du man maa ko inventé de dinaa la wax léegi pourquoi maam ci boppam moo ko def te xooluñu ko parce que maam xamoon na ne jamono bii muy feeñ ci fii jamonoy calcul la ak mathématique te loolu la ñu waroon waxtaanee fii nag tey xanaa amee xaj-xaj bi après ñu waxtaanee loolu waaye gars yi waxuma ko pour man nag pour gars yi sant mbuuba ak yooyu laa ñii gisaguma ko de. mu ngi ñëw. mu ngi ñëw. ñoom lañ ma doon woowee nii. waaw yéen laa doon xalaat nag bul foog ne nag sama wàll bopp yéen rek laa doon xalaat yéen mais xoolal maam li mu def dama la wax ne ci 13 bi lay wëlbati ko 13 siècles la def fële 13 ans yàlla ne ko génnal 13 siècles la tukkee jóge fële ñëw fii di wëndeelu googu mu la doon wax lu ëpp junni at waaw 1300 kay ëpp na junni at jëlal 13 am boobu sa 103 yooyu multiplier ko par 13 bindal dun 103 multiplié par 13 103 ah yéen gars yi maa leen gën a fa ay mathématique boo jëlee 100 multiplié ko par 1339 xanaa déet xanaa déet 13 siècles yi la ko mais maam naka la def ba mu nekkaat encore 1339 yi mu la defal ci biir kii bi moom la tukkee moom la da ngay jël rek xoolal da ngay jël 100 multiplié ko par 13 rek mu jox la kële 1300 nga jël 13 multiplié ko 3 multiplié ko par kële
naka la de hein waa 13 bi nga jël multiplié ko par 100 jël 3 bi multiplié ko par 13 hein mu ngi noonu naka la maam def loolu gars yi nañu gëm yàlla ba Mame Balaye dafa ma def lii billaay Mame Balaye maa ko gëm mooy rasulaay mais gëm naa ne ci pexe yàlla bu ñu tegoon équation ci tableau bi su ko yàlla sottalul ak benn kële malaaka ne demal di ko dee maay résoudre équation bi du ko résoudre xanaa yàlla sottal naan malaaka bi wax ko loolu la yàlla tëral jàngul bindul naka la mën a def bii calcul ba denc cyanure pour jóge fii parce que il faut mu dem nag en 1909 lan moo doy waar ci mbiru Baye Laye moo tax may wax sama mbokku laayeen yi et je le répéterai jamais assez mais ngir yàlla yu jox leen Baye Laye dayom pourquoi ngeen di werante Baye Laye foo xamante ne wax dëgg yàlla day wàññi dayom ay dayom du wàññiku jamais ci yàlla mais dayoo umma bi ngeen di wàññi su doon Baye Laye dafa soxla nit ñi pour ñu soxlawu ko yéen maa ndeb yàlla la imaamam wa rahma wa nit ki mënu ko comprendre mënu ko dégg su mënee wax ak yow ak yiw ak teggin waxal ak moom ak yiw yéegi jàngal ko su ko mënul ba ko fa yokkalul diine gi dara wàññilul diine gi dara ñun ñoo ñàkkal suñu bopp fayda ñun ñoo bëgg a def lu ñu Baye Laye defloowul waxtaan bi ñuy def sax Baye Laye defloo ma ko Baye Laye li ma wax mooy makkalu boo ñëwee ëllëg yàlla dina la laaj sa waxtaan yu rëy yi fële ba pare ba nga demee li nga doon waxtaan ndax yaa nga ca sa waxtaan yu rëy yi fële ba waxtu julli jotee ndax yaa nga ca loolu la ñu Baye Laye jox li ma leen moom la ñu wax li ma leen jox jàpp leen ko mais am na nit koo xamante ne moom ci boppam dafa ñàkk ormaam nga toog di wax ak mi yow yooyu yaay ñàkkal orma sa sang yaay ñàkkal sa su doon nag sang bi daf la ne makalu mais boo jógee bëgg a dem sang bi ne la makalu foo jëm nga ne nag mu ne la yamal fii man dañ ma ne woon naa indi lii indi naa ko sama jaan wàcc na su doon nag ma doon jàppal xaw ma loo may jàppal mais man sama jaan wàcc na. Est-ce que c'est une raison pour que ñi nga xam ni yàlla baaxee na ko croiser les bras? Est-ce qu'on n'a pas? Non, il ne s'agit pas de croiser les bras. Il s'agit ormal Seydouna Limam xam nga dama jóge Kër Baxaw jëm ci maam Baye Laye juste dajeeg benn sëtu Baye Laye ak benn waay bu tudd Ibrahima sëtu Baye Laye bi ne Ibrahima voilà justement makkaloo ngi ma ne ko dee defal ndànk makkaloo ngi nii waajaa ngi ndama ngi ci gàccee ngi ci de makkaloo ngi nii mooy lan mu ne ma déedéet non moom nee na day kii sëy naa lii mi amu et cetera daf ko intéressé muy gëstu ma ne ko bon kooku mu ngi amul problème nan toog waxtaan départ tëf du ma tooñ mu ne ma sëriñ diw ma ne ko nañ def naa xam nu ñuy def yonent bi moo tëdd fii sama baay du ma ko fi tudd mu ñu fi tudd bàyyi kenn mu ne ma non xam nga nag màkkalu sëriñ diw ma ne ko ma ni da ngay gëstu ci sëy naa li waaw yonent moo tëdd fii pour man sama baay du ma ko fi tudd du ma fi nangu bàyyi keneen mu ne ma non sëriñ diw nag ma takk samay bagage sang bi naan ma déet màkkalu ma ne ko ma ni yow dalaa jur man sama sang la ñukk laa ko fa def dem sama yoon ñukk laa ko fa def parce que mënuloo ko ormal moi je te dis que man du ma wax Seydina Limamou di wax sëriñ du ma ko defal kenn Sénégal li ñu nanguwul mooy sëriñ si xamuñu ko loolooy dëgg xamuñu ko ñun nag laay nii dañu bëgg il faut ñu xam le mais non li ñoo xamuñu ko daf leen réer daf leen réer xamuñu ko ñun ñoo bëgg ñu xam ko xamuñu ko yow bu la yàlla baaxee nga xam ko li may wax doo yem foofu toog pourquoi may toppatoo wàllu sëriñ jiw ak nangam problème la ak yàlla du sama problème mais nag soo ma nee limaamu fan la nekk ma ne la su ma paree wax la fi limaamu nekk ci alquran nga wax ma fan la sëriñ jiw nekk ci alquran ka mu mënti doon nag sama baat ci kaw xam nga lu tax mu demee xale yi il faut ngeen jàng pour lay doo leen xuloo doo leen xeex sëriñ jiw dem na ci yàlla nee na ko nii nee na ko nàngam ma ne dëgg la waaw parce que lay ko baax
ana sëriñ jiw mu ngi nii man sëriñ jiw ana li ma yàlla jox ani li ma yàlla jox parce que nag dun bi ñuy waxtaan il faut ñu teg ko ci xam-xam su la neexee nga gëm mais su la neexee nga bañ a gëm mais da nga koy teg ci xam-xam man sëriñ bu ma ne ci yàlla laa jógee ma sukku raam ñëw ne la ëskay soo bëggee sax mu si jotal waaye bala may dem nag jox ma li ma yàlla jox soo ma nee luy loolu ma ne la dem jógewoo ci yàlla su ma la nee jox ma li ma yàlla jox soo ma nee makalu luy loolu ma ne la jógewuloo ci yàlla am naa boobu fayda parce que dama koy delloo ci alquran mi wax walan tajida li sunnatillahi tabdila yàlla du soppi sunnaam te am na sunna bu mu fi teg ba pare nag keroog ba mu recevoir yonent bi dafa jox yóbbal ak sëriñ ci kon sëriñ bu ci dem ci yàlla wala bu ci dem ci yàlla ndegam man nga demaloon indi sama yóbbal ak sama sëriñ ci man soo ma nee bàyyi laay nee na mooy yonent bi te demoon na dem na ci yàlla ma ne la waaw indil na ma yóbbal indil na ma sëriñ ci xaw ma naa dun yaa ngi may déglu keroog bi yonent yàlla dafa yónni yonent bi xam nga dun nañu waxante dëgg bu ma waxee Sénégal ñu naan li leen lay rey ma ne Seydina Issa nañ ma rey moi ça ne m'intéresse pas kenn du tere màkkalu wax dëgg bi yàlla dama wax ne référence bi daf fi nekk alquran maam Baye laay woote matal lépp ci alquran xàmmeewuloo naka la ñuy xàmmee yonent yi de manière générale ak yonent bi ci biir alquran ci biir yonent yi te mu ne ci biir alquran nga yaakaar ne man dina am ñàkk fayda ak ne diw nga tudd mbala diw la jur man makkalu ma naan kële dama naan la yaa xamul nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg ma wax ne Seydina Limaamu ne yàlla ko yónni ma ne maam waaw mais naka la yaa ne mu ne man la démb man la tey ma ne ko ah waaw mais maam amul benn problème mais maam kon démb yaa indi woon alxuraan waaw waaw mais dama ñaan ci alxuraan ne yàlla du soppi sunnam waaw waaw makalu waaw mais démb comme yow la woon démb ba nga demee jox na la waaw waaw makalu lan la ma jox na la yóbbal ak sëriñ lan la jox na la julli maam ana julli mu ne ma julli kay makalu mooy julli je dirais que maam yàlla yamul foofu dun xam naa ne maam jégal na ma ko sax mais bilaay y a pas un Layène qui a mis à l'épreuve Seydina Limamou comme je l'ai fait j'ai passé des nuits à trouver la faille ci Seydina Limamou du ma ci am kersa xam naa ne baal na ma ko mais dama doon def li ñu ma wax. La plus petite serait tu l'aurais utilisé pour ben oui nous massacrer. mais oui mais ba ma xamee ne moom la ba ma toog ak sama baay dama gis dëgg guddi gi dëgg tontuwul. Makalu foofu question aaya bi wax ni maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakinna rasuulallaahi wa xaatiman nabiyyiin ne vous a jamais posé. dinaa fa ñëw foofu c'est la preuve que yonent bi day dellu si au contraire. Parce que la plupart loolu la ñuy non c'est archi faux moom la ñu waroon waxtaanee lan la ñu waroon waxtaanee kon dañ ko ciy dugal moom la ñu waroon waxtaanee boobu mooy wane dafay dellu si c'est tout à fait le contraire mais juste ma terminé fay mais mam Baye laay dinaa ko ne mais yow comme yaay Rasulullah démb bi nga demee non seulement jox nañ la julli bon d'accord julli du change mais jox nañ la fa kële njéggal makalu xanaa jànguloo alxuraan ankay xanaa jànguloo imaamam wa rahmatan waaw mais nag dool ma ci tuuti quand même maam waa demal yàggali ba pare waaye jox nañ la fa amana rasul waaw makalu xanaa yow jànguloo ne alxuraan mat na ba pare waaw loolu ma jaaxal maam d'ailleurs bu alxuraan matee ba pare yow loo fi def xam nga maam lan la may tontu makalu di nga julli maam su ma julli lu kay li ma waxoon def ma ko mu ne ma très bien démb julli laa la indil tey mbubbu julli laa la indil xam nga naa dégg nga waaw mam Baye laay mi ne mooy rasulullah dem na ci yàlla dellu si daf ma indil yóbbal ak sëriñ ba ma ko ne démb julli mu ne ma mbubbu julli laa la indil ndax lu bees la mu ne ma mu ngi fii dañ ko gisul. li koy taaral quoi. jërëjëf ko yére taaral. exactement
comme ça macha allah ni nga kii la. waaw kii bi nag jekk na de waaw 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 daal tënce. ah wax dëgg yàlla te dëgg de c'est ce qui veut dire il me dit mbubbu julli laa la indi pareil que li Seydina def non kii non du benn kii Seexu Sagar sëy naa jamono bu njëkk bi la bi Seexu Sagar man maa ngi ci walal aaxira xayrul laka min gis nga maam mbubbu julli la may indil ma ne waa mais kon dinañ wax ne sos am na mu ne ma amul fenn qad aflaha man tazakka wa zakkara asma rabbihi fa salla mu ngi fi woon ba ma demee ci borom bi mbubb moomu la ma jox mu nekk ci biir alxuraan amul benn sos ma ne la solal ko mais maam yamul foofu boo paree dégg naa da ngay sikkar ak yooyu am naa benn copain boo xamante ne nee na dafa ñëw di julli suñu jàkk ngeen pare julli di fa sikkar di sikkar ba mu jóg ba fa dem yoon ndax day liggéey mu ne ma dafa jàngul copain bi d'ailleurs nee na ma yàlla wax na ci suratu Juma su julli gi jeexee fantashiru fil ard mu ne ma waaw mais ki wax loolu moom moo wax iza qadaytum manasikakum waxuma julli waaye jàmm yàlla xeetu jàmm yàlla bu mu munti doon fazkurullah na ngeen sikkar seen borom ka zikrikum abaakum ni ngeen di fàttali ko seen bàyyi Jóob Mbeng Fay jaxate santuma jaxate Jóob laa sant Jóob jéggal ma nangam ne sa papa nu mu sant maakal ma ne ko Siise mu ne ma ba ko laay aw ashadda dikra yokkal ko ci sax Mamadou donc ba ma delloo bii indil naa la mbubbu julli kon yokkuma wàññiwuma ndaxam indil naa la yóbbulu borom bi mbubbu julli gi laa la indiwoon fële indil naa la mbubbu julli gi ah maam boobu de mënuma ci dara waaw mais léegi maam amana rasul loo ci wax moom fan la nekk mu ne ma xanaa doo julli màkkal damay julli kay maam gis ma julli bi amana rasul de mu ne ma xanaa doo sujjóot naa sujjóot ma loo wax say sujjóot subhanaka inni amantu billahi wa rasulihi wa kutubihi malaikati yawmil axir mu ne ma kooku du amana rasul ma ne ko ah am na ay baatam de nekku ca mu ne ma luy problème yi ma ne ko amana rasul bi nga ko indee démb ci alquran dafa ne amana rasul bi ma unzila ilayhi wal muminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi maam ne ma noo koy commenté ma ne ko yàlla kullun amana billahi wa malaikatihi mooy jël malaikati yónni leen kutubi yi jox leen téere yi wa rusulihi ñu yóbbu ko ci ay yonentam mu ne ma lu ko uteeg li ma la wax la bu sujjóote ma ne ko du benn maam yow déjà singulier nga ma defal fii mu ne man rek maa ko moom loolu waaw j'ai dit waaw d'accord ensuite maam da nga changer ordre bi man parce que fii sama diggante ak yàlla dara new fa du ab malaaka buy ñëw di wax ak man ñetti fan yi ma nekk fii di onk ñu naan ma ngay onk maa ngi woon ci suufu arche borom bi jëli ji directement alquran xaw ma nag comprendre kon da ngay tudd borom bi tudd ma doog a wàcc li ci des bul changé sa amana rasula ngo kañu ko joxoon démb ci kaw asamaan kooku la ñuy jox sañ-sañ jox ko forme bi ci sa sujjóot naka loo xanaa xamuloo ne ci sujjóot yaa nga ci asamaan fa nga gën a jege sa borom loolu laa xamuloon maam waaw lan moo des waaw maam bi ci des am na solo de ban la njéggal waaw makalu gisa ko njéggal gi ba léegi sang c'est que xam man njéggal rek laay toppatoo dama jubadi njéggal rek dama dellu ci amana rasul ma dellu ci amana rasul ba ma yegg ci xufraan ma ne ma xufraan lan la du am njéggal yamul foofu waxuñ la ci mbiru imaamul Mahdi xamuloo ne ku yàlla nar a dóor du ko woon Mahdi yu xaw ma nag comprendre baax na xaw ma nag ndax gis nga Mahdi ou pas mais man maa la ko wax fii ma toog dugaluma kenn àjjana ndax dëkk bi gi dégg naa fi lu nekk mais fa billaahi wallaahi tallaahi ku yàlla nar a xisaab ëllëg dóor la du la woon Mahdi yu du la ko woon loolu moom mën naa la ko wax moo tax it yenn saa yi nga gis benn waay bu weddi ba xalangu dëkk fële moo la ñëw dëkk ci quartier
ñàkk teggin ay laay rek nekk fa il faut nga def benn dessin wu sa sëriñ nangam nangam ma ne xamuñu li ñuy def xamuñu li ñuy def. Imam Mahdi yu dañ dem jox ko yenn cër yi ba yow ti te di mais naka la ñuy joxee nit cër bu mel nii ba pare nanguluñ ko ne yonent la mais ku yàlla nam ma dóor du la woon Mahdi moo tax bàyyi lay am sañ-sañu ne boo leen matalee li ma leen wax waxuma nag nga mel ni makalu su bàyyi laay ne à droite nga ne gauche bu ne en haut nga ne en bas waaye Seydina Limam ne boo leen matalee te foofu itam dun fokk ñu wax ko ndax bu dee loolu la man ëllëg danañ ma dóor yu méttee méttee yéey laay lay xamoo moo tax gis nga ñun suñu wax dafa bari te jàngaluñu nit ñi kan mooy Baye Laye sama baat ci kaw ban sëriñ nga def si fii ci Sénégal génneel ma ko mu xutba et il parle d'amour wax ma rek benn wax ma rek indi ma benn xutba xëy xoolal seen naan man benn jour j'ai fait naa def benn exposé def gëstu bi mais je me suis arrêté à ce moment-là. inni muhibbukum léegi mën naa ko wax souvent mais dun dama lay wax ne léegi mën naa ko wax mais fu ma jàngaan xutba Baye Laye ba muy wax bu ñuy gunge ba ñu yegg. non foofu nag oustaz dafa yéeme de. macha Vous m'excusez pour cette incorrection, mais je te jure que chaque fois ma doon jàng ba yegg foofu quand Seydina Limam gunge ñu ba ñu yegg quand il dit su boobaa ngeen xam ne inni muhibbukum maa leen bëgg. Je n'arrivais pas à terminer ce passage-là mais seetal ma Sénégal seen wali yu bari yi kan moo fi def xutba bàyyi ci passage bu muy parler de l'amour yaa que l'imam loolu tax may faral di wax mais qu'est-ce qu'on lui reproche wax ne yàllaa ko yónni mais yàlla mi ko yónni on retourne encore au Coran moo ko wax dans le Coran wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis sa borom bu la defalee xéewal yëgle ko xéewal gu toll ni yàlla yónni la ñu ne bu mu ko wax dañ ko bëgg a boole ak boromam yàlla mu ngi koy wax ñi bëgg a boole yonent bi ak boromam ça ne marchera pas yàlla moo ko wax wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis ban ni'ma moo ëpp ne la yow yaay xayru xalqillahi mais du ko wax moo tax may faral di wax gaarwaale wu ma kenn waaye dama ne dëgg da nga koy wax Seydina Limam du màggal Seydina Limam du gàmmu li yàlla defal yonent bi defalu ko benn waliw sama baat ci kaw li yàlla defal yonent bi defalu ko benn sëriñ defalu ko benn waliw yonent bi benn yoon du penku du saw màggalul bés bi ko yàlla def yonent dañ leen waxante dëgg gaay am na lenn loo xamante ne rax na yonent bi li ko yàlla defal du benn waliw du benn yonent du benn sëriñ bu mu ko defal du fenn fu mu ko màggalee màggalul juddoom te su ko xamuloon su ko soxlaa borom wax ko màggalul bis bi ko yàlla defee yonent duñ xam nga lu tax non il s'arrête fi mu yem wa ma ala rasul illa al balagh te su ko màggaloon indi confusion ndax tabaski am na lu muy tekki tabaski faatug Mamadu la su ko defoon indi confusion ndax korité am na lu muy tekki korité faatug Maadiw la waaw moom bu ci indee beneen fête il va créer la confusion mais qu'est-ce qu'on lui reproche yow nga gis ku fi def lu fi yonent bi deful màggalul gàmmuwul nga fekk ku taxaw fi yonent bi taxaw
tabaski la la fi bàyyi korite la la fi bàyyi mais da ngay topp sunna kan moo sos waxtu bi jàll ci siwaar ah kon bisimilah kan moo sos loolu moo tax may faral di wax ne seetlu xaw nañu dévier mais après ñu dellu si sa waxtaan bi mais mbir mi moo ko indi mais su amee ku sos de du Seydina Limaam fa yonent bi taxawoon démb ci iid yi fa la yonent bi taxawaat tey ci iid yi ma wax nag ah moo solaat per ba toppat te tànkam kese kese kon ñu taxawal waxtu bi Seydina Limaam wax ne nañ ko taxawal